bu ñuy defar Sénégal ni ñuy defar suñu gox ba pare mais gox bi fii dafa am problème insécurité fii guddi gi amul benn lampe bu fii tàkk boo fi jógee ay 2 heures du matin dem ay place de France ñibbisi ci insécurité ngay dox jeunes yi bari Jakarta rek la ñuy liggéey amul jëkk poumon économique moo amatul Thiès parce que chemin de fer moo fi nekkoon deena bu yàgg jël l'argent du contribuable yëpp yaakaar ne Dakar mooy lépp fa la ñu war a concentrer lépp te man pour man loolu c'est anormal ñun nag ci élection lañ jëm muy les élections locales ñu koy wax ci élection du gox-goxaan ci olof maanaam mooy dañuy fal les maires mais aussi dañuy fal les conseillers koñ bu nekk war na am un représentant boo xam moom moo lay toogal sa ca mairie ba même bu fekkee amuñu maire sax mais ñoom un conseil boo xam moo ñuy toogal kaasal ñu suñuy droit sinon d'autres personnes ñoo fay toog lekk suñu xaalis après ñu ñuy toogaat fii di dundaat une routine pendant des années te loolu dañ ci dafa war a jeex dafa war a jeex bon peut-être bañ a guddal nag vraiment on apprécie man xaw ma personnellement El Bachir comme ni ma ko waxee c'est à travers Mbaye moo tax ma ñëw mais xamuñu El Bachir il y a d'autres personnes yu nekk fii à Thiès di def les bonnes actions mais nit sax boo ko dénkee pendant 20 ans war nga koo changer pendant 20 ans nit boo ko dénkee war nga koo changer ñu xoolaat keneen parce que da ngay pousse bàyyi mais ñoom gars yi dañoo jël yaakaar ne affaire yi ñoom ñoo ko moom te moomuñu ko dañu leen faa fal teg leen fa pour un temps bien déterminé bu ñu jógee nag ñu xool bu ñu mënul ñu jox ñeneen ñu mën suukar neex na lool waaye lem neex na lool waaye kenn du ko dundee moo tax ñoom nag dañuy toog ci mairie bi toog ci fi nga xam ne foofu la ñuy buum di buumee ñun ñu toog fii di dee pour lan fii jeunes yu bëri am nañ seen licence am nañ seen master da ngay génn koo xam ni Jakarta lay dawal nga laaj ko mun la man am naa master nangam mais kooku accompagnement la soxla am na ñu ko fii def nag peut-être El Bachir mi ngi si loolu keneen ak keneen mi ngi si loolu donc ñu xool nañ la ñuy demee ci élection yi ñu jëlee déjà ñi fi nekk moom dañoo doyal parce que politique moo salte tey ñooy toog fii ŋàññ la suba ñu ñëwaat àndaat ak yow mooy le fameux mburoog soow Idrissa Seck lan la waxul Macky Sall ci kaw suuf mais tey dafa àndaat ak ñoom Idrissa Seck bi ñu koy xeexal fii en 2004 bi ñu koy jàpp fii libéré Idi dafa metti woon mais tey bi muy ànd ak Macky Sall ñun fekkewuñu donc nag ñooñu fi nekk la ñu fiy jëlee tegaat fi ñeneen on veut une politique autrement d'autres personnes lañ soxla ci suñu tête institution yi que ce soit muy la mairie commune que muy mairie ville loolu laa bëggoon wax pour bañ a guddal je pense que am na ñeneen ñu dool maa ngi jégal ci kàddu yeneen i kii te xam naa ni yéen it on vous a trop retenu parce que nous savons que le temps est cher mais malgré tout vous êtes resté concentré et très discipliné machallah parce que bu ñu demee dañuy rendre compte on n'oubliera jamais de dire au président que nous avions eu la chance de faire face à un public très discipliné donc di leen wax ni comme fekke woo lu bari ñun dañu ñëw di ay ndaw nekk ay yónnentu président El Bachir Gueye bi ngeen may dégg sànq ba léegi sax c'est sa vision que je dévoile mais pas sa personnalité parce que moom mooy wax ni ma personne importe peu l'essentiel mooy ak lu mënti xew sama doom yi nani romb ëllëg ni lii sama bàppaa ko fi def wala samay sët di romb ëllëg naan lii sama maam moo ko fi def moo ma gënal téeméeri junni yoon que ku ne di ma xam te fekk sama tur laa fexe ba ñëpp xam ma rek parce que siiw moom lu yomb la ci réew mi fexeel ba ñi ñuy déglu di la tudd rek nga joxe sa xaalis mu jeex mais li ëpp solo ci àddina mooy say jëf feeñal sa tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom la ñuy gëm di ko reyee suñu bopp ku ci ne mënoo wax ni nii la mel mais am nga ci moom cofeel goo xam ni ku ko tuddoon nga fas yéene joxe sa bakkan pour moom te mosoo koo gis waaye lan moo ko waral mooy am na loo naw ci moom loo xam ni xam nga ni kii du moroomu kenn donc loolu moo am sens loolu moo am importance moo tax sànq ba léegi vision bi lay tudd rek programmation bi lay tudd rek faits yi gestes yi propos yi ak actes yi lay mettre en évidence mais pas sa personne mais di leen wax ni aussi baax na tuuti pour ñu xam ko parce que c'est un docteur en charia moom ba nit ñi di jàngi leneen sunu borom la dem gëstu ji te yàlla ku ko jàng xam ko mu ubbil la ay buntam parce que Serigne Mboup mii CCBM ku ne xam na ni jàngul te tey ñi jàng ñëpp moom la ñuy wër pour nekk ay employés parce que lu mu doon wax j'ai pas appris la langue française mais j'ai appris plutôt la langue divine muy arabe te yàlla fay na ko li am solo ci àddina mooy mën naa bañ a nekk njàng mu bari mais xam-xam bu sell ak yéene ju rafet moo ëpp solo di leen wax ni mouvement audit daf doon dem ci premier planning am mooy le financement des femmes amoon objectif ni 100 cellules de femmes la war a financer
le 27 bi incha allahu rabbi lañ koy boucler parce que depuis plus de 2 ans président El Bachir mi ngi ci développement axé essentiellement sur le volet féminin di ko def ci femmes yi financé na lu tolloog incha allahu rabbi fii ak le 27 dinañ ko estimer à plus de 106 cellules de femmes ku ci ne am nga 1 million wala 1 million 250 000 wala 1 million 500 parce que daf ni woon budget mairie Thiès gii Thiès Est bii ma dëkk budget bi ça avoisine les 370 millions mu ni waxuma financement de femmes mais social ak entrepreneuriat balaa maa dem di laaj kenn baatu askan wi man ci sama poche bopp dinaa financer lu ëpp budget mairie bi may laaj muy plus de 370 millions yaakaar naa c'est une première dans l'histoire politique de Thiès koo xam ni falagoo ko dara mu dépenser lu ëpp budget bi nga xam ni boo ko falee loolu la war a gérer donc ça c'est un ñuy waaj a boucler les financements des cellules de femmes estimées à 106 ñu koy def le 27 incha allahu rabbi yéen ñëpp ñu leen ciy invité waale de passage bu ñu paree ci loolu parce que le président a une vision anticipative parce que day fekk loo xam ne ñëwagul mu sóobu ci ut ci ay solutions parce que dafa bëgg di raw jamono ci donc jeunes yi ñoom la ñuy waaj a attaquer seen ay financement bi nag ni muy demee mooy comme ni ma ko waxee woon sànq xam naa bi ma koy wax ñëwagoo mais comme ñëw nga te aussi am nga sa yéene ba toog dañuy fàttaliwaat rek financement yi ni muy demee mooy jeunes yi ci boppam dañuy participer mën nañu participer 3000 mën nañu participer 5000 mën nañu participer 2000 ñooy xool mais buñ participer ba pare ba ni ñoom lii la na am ci seen caisse muy départ bi président El Bachir Gueye dina ñëw ni seen départ def ngeen par exemple 500000 man doublé naa ko jox naa leen 1 million. bu leen joxee loolu ba pare c'est un exemple que je donne bu leen defalee loolu ba pare mën naa am mu jox leen li nga xam ne mooy seen autorisation mooy ngeen commencer. bu ngeen di commencer aussi du leen seetaan rek ngeen demal seen bopp moom moo leen di jox projet boo xam ni moom ci boppam moo ko bind li may wax Bass Diallo fekke na ko Papa Gueye nii fekke na ko moom moo lim projet bi tuddee ko turam ba pare joxe ay élaboration ak ay piste de solution donc projet yooyu mën naa am ni Jeunes Cité Lamy yi dénk naa leen le projet de audit sport di leen fàttali ni il est en collaboration avec les dirigeants permanents du club Atlético Madrid de l'Espagne daaw Covid bi moo tax ñu interdire voyage bi mais amoon na 2 ñoo xam ni waa Atlético Madrid daf ñu woon bu ñu ñëwee dañuy organiser benn camp de 15 jours wala 30 jours dinañ ci recruter ñaar yóbbu leen ci centre de formation bi grâce au président El Bachir Gueye donc loolu ay relation la yoo xam ni il les met au profit des Thiessois pour un premier temps et éventuellement au profit des Sénégalais donc yaakaar naa ne projet Jeunes Auditoires boobu loolu la au lieu ñuy def comme femmes yi nga xam dañuy toog président ñëw jox leen xaalis ñor ay avec di natt di def seen ay financement moom daf leen di jàppale ñu liggéey rembourser ñu dolli leen mais bu dee jeunes yi ñoom ñooy njëkk a commencé wane ni liñ leen di bëgg a impliqué nii ñoom pare nañ pour dugg ci joxe nañu temps ba noppi président ñëw dolli leen ba pare incha allah jox leen projet pilote boo xam ni yéen moom lañ leen di chargé par exemple bu ñu dee ubbi par exemple bu ñu ñëwoon multiservice la ñuy jox par exemple waa Cité Lamy waa Kër Daago bu fekkee par exemple lépp lu jëm ci transfert d'argent ñoom lañ ko dénk bu fekkee jeunesse auditoise bi mat nañu 1000 femmes auditoises yi mat nañu 5000 ñu ne léegi képp koo xam ni mouvement audit nga bokk booy def transfert d'argent bul ko defee fenn fu dul ci jeunesse waa Kër Daago mais loolu c'est une vision loolu c'est un programme boo xam ni bu ñu ko développé foog ñuy mën a yóbbu sax te xaaruñu état parce que damay dégg ñu naan jeunes yi liggéey nañu mais ñoom ñëpp ku ne da ngay taxawaalu parce que ñoom ils ont cherché peut-être di dem ci ay bureau mais bureau ak i cravate ak i costume yorul réew moom mbay moo ko yor réew développement communautaire a ko yor réew terrain moo ko yor mais boo demee 8h ba 21h ñu limité la weer bi ñu deewee ñu fay la 100000 boo ci jëndee yëre mu jeex mais yow boo nee da ngay entreprendre nga ni man maay dugal sama bopp defal sama bopp yaay conditionné sa bopp yaa moom sa temps yaa moom sa alal boo koy def cawarte bi nga ciy àndal bokkul ak bu la keneen employé nga koy liggéeyal donc je pense que loolu la bu ñu nee par exemple audit agriculture dañ koy jox waa Cité Senghor bu ñu bayee ñu ne képp koo xam ni ci audit nga bokk carte membre nga jënd booy jënd supame wala ngay jënd carotte wala ngay ndugg demal nga foofu nga jëndee ko mais ñun on est vecteur et on est acteur de notre propre développement yaakaar naa ne loolu bu ñu ko comprendre on n'aura pas besoin
dañuy xaar élection jot ñu folli fi ñuy continuer suñu yoon mais ñii dañ leen di muñal rek ñu def seen i ñaawteef ak seen i pexe ak seen ay conneries si je peux l'appeler ainsi parce que xaw ma nu ma koy mën a qualifier bu ko defee ñoom ñu def li leen fi dese rek bu ñu ñëwee àndaat ak yéen yor légitimité pour mën a gën a am voix pour liggéey ak yoon donc yaakaar naa ni pour ñi nga xam ni comprendre ko su fekkee dégg lañ ma bu baax loolu la dina am audit agriculture audit sport dina am audit transport dina am audit santé dina am lépp dina am restauration dina am lépp dina am bu ko defee projet bu jot dañuy jël benn cellule dénk la ko say jeunes di ci liggéey nga ciy gis sa bopp président financé la am na ay xaritam yoo xam ni pare nañ pour ñëw jàpp ci mouvement audit ku ci ne dina ne la yow par exemple waa Kër Daago kii mooy seen parrain moom it mu yëkkati li mu am ci as dooleem mu néew mu bari mu dolli ko ci kees gi bu ko defee ñun ñooy liggéeyal suñu bopp yoral suñu bopp suñu alal yoral suñu bopp suñu destin parce que ku contrôler sa destin moo cay def lu ko neex waaye boo jëlee sa bopp sa destin en main contrôler sa avenir yaakaar naa ni nit mënta soxore boppam te lépp loo xam ne tey ji développement la bu jëm ci yow di nga ci nekk je pense que si j'ai été clair Mohamed donc balaa ñoo yeewi jotaay bi damay wax ni kontaan naa bu baax yaakaar naa ñi ma àndal aussi kontaan nañu partagé di ñi ngi si aussi ci Audit TV ci YouTube yéen ñëpp ngeen abonné foofu parce que suñu programme yëpp incha allah on envisage d'investir dans l'audiovisuel te bu ñuy def duñ dem ci kenn dañuy defal suñu bopp incha allah rabbi ci suñu ay plateforme donc information yëpp fa lay jàll di leen wax ni ñu ngi leen sant di leen gërëm balaa noo dem ñu taxaw def photo bi incha allah rabbi gérer ko si publication bi. après tax na bi ñu jëmee ci mas dañoo ñëw interpellé situation ASC bi mu yëkkati 150 000 may ñu ko loolu yombul ci politicien booy xam ngay seet si xamoo ko même pas ñaari fan mu yëkkati 150 000 ne lii maa la ko jàppalee mas biir ñëw boo demee fi incha allah bi ma bokk ci pare yi nga xam ni ñooy jàppale seen match bi dinañ ci remercier te li wax loolu yombul yàgg nañoo dugg ci ay politiciens man mi di waxee sama nijaay politicien sama dox pap politicien la mais xëy na ay naxe yu bëree bëri moo tax duñ sawar dekk ci politique mais ku bëgg a jàppale koñ bi jàppale ASC bi jàppale jeunes yi nga na jàppale jeunes yi mooy jàppale nga borom kër yëpp tey boo jàppalee tey ku ci mel ni tey Fama ki fi ñëwoon sànq Fama Gueye mooy jàppale nga population bi nekk ci koñ bi yëpp ndax tey bu amee 100 francs tey dina mën a yëkkati benn 25 francs pour mën jox ko doomam ba mën a jëkkati 50 francs pour mën jox ko raxam di leen remercier ci teewaay bi di wax nag ñu nag ñu ngi seen ginnaaw yàgg nañoo nekk di dégg ay promesses yu bëree bëri mais li gars yi naan leget kase neexuti bëy te leget gi ñu jot moom jot naa am meew mën nañ cee xaw naan tuuti loolu rek laa amoon li wax te dinañ wax ni ASC bi day jouer vendredi ASC avenir boo demee yéegal ñu président ne ko li ñu joxoon jot nañ ci loxo yi mu ko tegoon jot nañ ci bu baax mais incha allah rek bu yàlla defee jàmm bañ dem final dañ fa ñëw mu nekk parrain numéro 1 ngir ñu jël coupe bi jëlee ñu fi nekkoon. fi président El Bachir yabal ñu jiital ci El Hadj Bass Diallo suma xarit teg ci daam ak Baba ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Ali li mu wax mënoon naa ko wax man mais mu wax ko moom mooy gën a jekk man ma wax ko. di wax waa koñ bi aussi waa Kër Daago waa Cité Lamy waa Cité Senghor man la Ibrahima Fall dëkk Kër Daago ñu gën ma xam ci ASC Avenir en ce moment je fréquente je marche pour Audit je marche pour le président El Bachir ça je le dis haut et fort une chose bu fekkoon damay làqatu ñii duma leen wax ñu ñëw fi ñii ñooy RTT TV léegi incha allah dina jàll ci réseau yi bu fekkoon damay nëbbatu wala dara dafa am koo xam ne dafa jege trop jege ma trop mais loolu beneen affaire la ku nekk sañ nga tànn fi la neex nga dem fa y a pas de xarit de mbokk ni de frère ni de rien en ce moment lii may def nii man la concerné kooku moom man ma engagé wu ci audit pour ànd ak ñoom incha allah ba fépp fu ñu jëm pour ñu am résultat merci beaucoup. je crois que ni niñ leen teewalee tey je crois que ni mobilisation boobu la ñuy def pour ñu nekk les premières de la jeunesse à être financées nous serons les premiers filles à être financées par notre mobilisation wan président El Bachir que ni le programme que tu es en train de véhiculer nous serons toujours avec toi nous serons toujours derrière toi avec notre jeunesse qui est là parce que je crois que ni comme ni Pape Ousseynou Sarr wax léegi même koñ dafa war a am ay jeunes yi nga xam ne ils sont dynamiques
on doit avoir de dignes représentants mooy lan moo koy indi mooy tey ñun jeunesse su koñ bi ñun waa koñ bi bu ñu bëggee am ay représentants yu digne mooy il faut que ñu jàpp ci xeex bi dem jëlee fi ñi fi nekk indi fi ñi nga xam ne dañuy véhiculer ay programme ñu tegal leen ay conseils yu wóor yi nga xam ne bu ñu demee fële dinañ leen jàppale ni ñu war a jàppale donc vraiment on vous remercie tam vraiment parole yi jekk na Ibrahima suñu soxna yi ñëpp vraiment ñu ngi leen remercier quoi. di wax salaamaaleykum suñu mbokk am di jàmm yi ñu fi fekk nga xam ne tey RTT TV moo ñëw fii nga xam ni mooy Cité Lamine fekk ci ki nga xam ne mooy Ibrahima Fall ki nga xam ne tamit daa sori ci ki nga xam ne mooy Mamadou Seck suñu PGT muy Mamadou Seck les présidents des tailleurs moom tamit mu doon ci tamit ci ndaanaan ci biir tailleurs yi doon ndaanaan fi nga xam ne mooy biir Cité Lamine xam nga ni ku xool lii xam ni kii bëgg na jàppale ki nga xam ne mooy El Bachir kon dañuy wax rek El Bachir bés bu la yàlla defee ba nga falu jàppaleen ñi nga xam ne mooy waa koñu Cité Lamine parce que lii yombul ay nit toog xaar ki nga xam ni mooy ay say naataango pour ñu déglu li ñuy wax kon damay naan politiciens yi ku ci mel ni Al Bachir jàppaleel ki nga xam ni mooy Ibrahima Fall ndaanaan la gis nga ko si programme lañ nekkoon Ibrahima Fall wooñu ñu tagg programme bi daw ñëw fekk si ko di ko naan Ibrahima Fall lu ko mën a waaye mën a tàcc ko ci kaw a kaw jàmbaar la bëgg na li nga xam ni mooy doxal gox bi ëllëg mooy doxal koñ bi ëllëg di naan Ibrahima Fall dundal loo dund doy acca ak waa RTT TV ngeen àndi see ki nga xam ni mooy Dj Mbeuz ndaanaan gi ki nga xam ni mooy toj dëkk bi acca ñu dem